ñu ko doon taxaw kon il faut ñu wax nit ñi kan mooy Cheikh Omar Diagne. Cheikh Omar Diagne kum gënul ci réew mi gënoo ko waaye loolu yëpp daf koo fàtte jëfandikoo li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man lam yahtamma bi umuril mu'minina fa laysa minna képp koo xam ne mbiru jullit ñi ak liy dox ci société bi ñoru la bokkoo ci lislaam donte da ngay julli bay naaw ci kaw asamaan si bokkoo ci man kon bu ñu nax réew mi nañu wax nit ñi li fi am lan la Cheikh Omar Diagne li ko tax a jóg mooy li Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul doon xeex loolu lay xeex Cheikh Omar Diagne li ko tax a jóg moom li Thierno Souleymane Baal doon xeex loolu lay xeex li ko tax a jóg moom la Cheikh Seydi Hadji Malick doon xeex moom la Cheikh Ibrahima Niass sëriñam doon xeex mooy fexe ba réew mi moom boppam Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul biñ koy yóbbu lu mu wax dani sama sababu tukki bi ñaara ko waral sababu xaybati an allaha arada an anala minhu jaaha mu ni wa an akuna shafi'an lil qawmi wa an akuna xaadiman lid dawmi cause bu njëkk bi mooy damay dem pour sauver sama peuple Cheikh Ahmad Bamba looloo ko taxoon di xeex kon buñ nax nit ñi nañ wax nit ñi lan la mag ñi bind ak lan lañ fi bàyyi mooy dama ni waxul damay dem pour sauver murit yi de wala damay dem pour sauver waa réew mi damay dem pour sauver sama peuple man Serigne Touba looloo tax ñu exilé ba ca topp mooy damay dem pour am martaba Khadimu Rasoul kon képp kuy njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul yaag Cheikh Omar Diagne yéen a bokk combat foo loolu mu leer parce que Serigne Touba dafa bind bàyyi fi boo gisee mu bind bàyyi fi da doon bañ ku falsifier ay waxam Serigne Touba liñ ko teg lépp ci ay coona bi mu wàccee fii lu mu njëkk a wax afawtu anil a'da'i turran jéggal naa sama bépp noonu kon képp kuy njabootu Serigne Touba te muy dëgg ci yow li nga war a njëkk di def mooy am tolérance ci sa mbokk jullit surtout koo xam ne nangu nga ni jullit la nangu nga ni yéen a bokk penku bi nangu nga ni day wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga nangu ni yéen a bokk tasawuf kon kooku yéen a bokk pas-pas taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la man kenn mënu maa génn ci njabootu Serigne Touba parce que damaa gëm ni Serigne Touba man la doon xeexal man kon bu ñu kenn dugal ci débat boobu débat bi nekkul foofu débat bi nekkul ci diggante ay tarixa bu ko fi kenn yóbbu débat bi mu ngi nekk ci Cheikh Omar Diagne bu jóg di def continuité li Serigne Touba doon xeex mooy ngóor jigéen bañ a tasaaroo ci réew mi foofu la débat bi nekk li Cheikh Seydil Hadji Malick doon xeex nga xam ni fii la taxaw wax ko ni ala himmati faj al ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati Seydi Hadji Malick ko wax mag ñi ay déclaration lañ fi bàyyi kenn mënta lëndëmal seeni wax mu ne man Seydi Hadji Malick maa ngi ñaan yàlla nga may ma liberté totale kon buñ nax nit ñi ni tubaab bi ñoo fi indi liberté mag ñi ñoo ñu jàngal liberté réew mi fii la révolution torodo fii la amee ci 1776 réew mi am na ay université depuis 1603 l'université de Pire kon ñun amuñu dara lu ñuy jéggaani ci tubaab yi lépp dañ ko fi indi pour ma résumer bu ñu kenn dugal ci ay détails man dama fee ñëw parce que sama deret moo mënul ma toog ñu jàpp Cheikh Omar Diagne muy ndogoo ci kaso bi man ma toog sama kër waxuma ci turu kenn parce que ma réew mi kenn ëppalewu ma fi loolu laa gëm man bu ñu ko doon séddoo damay jël yóbbu loolu yàgg naa ko wax te loolu laa gëm man imam laa di mu xaddamu Cheikhu Tidiane waaye teg ko fële nekk citoyen pour Sénégal kon bu ñu naxante président Macky Sall yow yaa am intérêt ci bàyyi Cheikh Omar Diagne mu ñibbi këram yow yaa ci am intérêt man waxi Jibril Wall du ma ko wax turam sax bugguma ko tudd parce que Cheikh Omar Diagne lu mu gën a nekk ci kaso bi ñun am nañ jot am nañ temps dinañ wër réew mi yëpp wax leen ni góor jigéen yi ñoo jàpp Cheikh Omar Diagne réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko bokk ñun encore une fois du ñu def lu ñu loi mayul
waaye lépp lu ñu loi may dinañ ko def te kenn mënuñu koo tere def parce que réew mi kenn ëppale wuñu fi loolu lañ gëm. kon encore une fois man bi coow li jógee rek boo gisee dama def déclaration ñaan le président de la république ni ko arrestation bi baaxul bàyyi leen ko mu ñibbi këram parce que bu dee coowal góor jigéen li ngeen doon bañ ko coow réew mi yëpp a ngi koy coow tey te dañuy continuer di ko coow ba koroog assemblée nationale du ngeen am fukki député parce que ñun suñ kàddu fi mën a àgg amul benn nit wala politicien bu fa kàddoo mën a àgg ñoo nekk ci jàkke yi ñoo nekk ci rajo yi nekk ci télé yi te xam nañ ni ñuy xeexee kon bàyyi leen Cheikh Omar Diagne mu ñibbi këram di wax nag mboolem xalifa généraux yi laay wax parce que man ñi fi ne ñëpp samay baay lañ bu dee sëñ Mountakha sama baay la ndax seqoon naag sama baay lu tax ma ne sama baay la bu dee Serigne Babacar Sy Mansour moo ma yar ma yaroo ci xaddara Cheikh Seydi Hadji Malick wolof nee na gumba bu la nee kaañ sànnante daa dëgg ci xeer ñun boo gisee ñuy wax ba pare toog di naan café dañoo xam ne réew mi kenn ëppale wuñu fi loolu lañ gëm moo tax xeex bu ñuy dugg duñ ci dugg ak demi mesure man bi Macky Sall wax na ma man toog nañ te ba may dem tàgguwuma kenn te la ma wax ak moom dégg na ko xam ne réew mi rek moo tax may wax yaa ngi dégg kon président Macky Sall bul dugal réew mi ci xeex boo xam ni du jeex parce que ñun amuñu jotu xeex dañoo nekk ci weeru koor jullit ñi di baalonte àq jullit ñi yaakaar yërmande yaakaar ni crise bi àdduna bi nekk ñaan moo ko ci mën a génne nit ñi nag mënuñu nekk ci loolu chrétiens yi nekk ci seen koor jullit ñi nekk seen koor ñu jàpp ab jullit boo xam ne deful dara nekk mu xaddamu Cheikhu Tidiane lii mooy dëgg di taalibe Cheikh Ibrahima Niass kenn ëppalewu ko ci réew mi ñu bugg koo tuumaal ci ay caaxaan teg ko ci kaso bi loolu laa wax ni képp kuy gor doo ci ànd waaw kon bu kenn gëm naan ay tarixa ñun ñëpp ñoo tarixa benn tarixa moo fi ne mooy bi fi yonent bi indi moom la Serigne Touba doon leeral moom la Alaaji Malick doon leeral moom la Cheikh Ibrahima Niass doon leeral moom la Cheikh Omar Diagne di leeral fi may daanelee mooy maa ngi leen di sant yéen activistes yi parce que yéen réew mi buñ ko jaayul ba tax yéen a tax buñ ko jaayul ba tey yéen a tax ah mais ana opposition bi kenn gisu leen te loolu man il faut ma wax ci ak responsabilité parce que mënuñu ñoom buñ nekkee ci ay jafe-jafe activistes yi taxaw te buñ jàppee activistes yi kenn du leen gis loolu message la bu may lancé opposition bi ñun ñi ñëpp kuñ fi laal ci opposition bi da ngay jóg mu jaral la lu ne niki noonu buñ ko tegoon Macky Sall tamit ñu jóg parce que ñun xeexuñu pour ay nit ñun dañuy xeex ab cause mooy injustice boo xam ne yonent bi moo ñu sant pour ñu xeex ko ak fu mu mën a féete kon manifestation bi le 16 la képp ku gëm ni boo fekke woon Badar di nga dem da nga war a dem maanaam bu fekkoon yonent bi ñëw na woote Badar nga gëm ni yow da ngaa war a dem Badar manifestation Cheikh Omar Diagne bi da nga cee war a dem parce que mooy sunu Badar ñun le Frantz Fanon waxoon ni chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir réew mi amuñu droit di ko bàyyee góor jigéen yi amuñu ci droit bu laajee dem tëddi kaso nañ tabax kaso yi ñu dem tëddi ci parce que ñun ragaluñu kaso képp kuy gor dugg nga ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul référence la ci àdduna dundam yëpp résidence surveillée lañ ko def tey boo ko tuddee ñu yuuxu kon ku ragal kaso yeewoowul fii kenn mënu fee intimité kenn du ñu def dara nag lu ñu luwaa mbayul waaye lépp lu ñu luwaa may dinañ ko def kon ñu ngi woo ñëpp di woo imam yi di woo sëriñ daara yi nga xam ni Jibril Waar nee na ay góor jigéen lañ moo ko wax ah Jibril Waar moo ni sëriñ daara yi ñooy jàngale góor jigéen te boo nee sëriñ daara yi xalifa généraux yaa ngi ci biir li mooy dëgg parce que ñun ñi ay sëriñ daara lañ xalifa généraux ay maître coranique lañ kon bu dee porter plainte war naa am Jibril Waar lañ war a porter plainte waaw kon maa ngi sàkku ngeen porter ko plainte parce que ñun nee na ñun ñooy jàngale góor jigéen ñu sëriñ daara yi ak imam yi kon kay moom la ñu war a porter plainte mbokk yi buñ naxante réew mi ñun ñoo ko bokk nañu sérieux amuñu problème ak benn magistrat na leer amuñu problème ak justice waaye ñun ki ñu amal problème mooy agenda LGBT